ngi dox déggoon nañ fi coow fan yee weesu léegi nag am na laaj yu ñu samp jagleel ko Assane Diagne moom moo jiite Reporters sans frontières fii ci Afrique de l'Ouest ñu bu dee Pape Cheikh mën nañ dem xool élément bi ñu ñëwaat. waaw li ñu seetlu mooy jàngoro ji ñuy wax Covid-19 bi mu fi ñëwee ba léegi am na jeexital bu fës ci ni ñuy doxale tasum xabaar fii ci Sénégal gis nañ ni programme télé yi changé nañ programme rajo yi changé na contenu presse écrite bi moo ci ëpp contenu presse en ligne bi nga gis nañ ni aussi moom moo ci ëpp kon dañu jàpp ni presse sénégalaise mi ngi bàyyi wàllam ci waar wi nga xam ni mooy xeex Covid-19 ñi ngi sensibiliser ñi ngi informer ñi ngi éduquer surtout ci rajo yi ak ay spot kon presse sénégalaise am na ci taxawaay bu rafet ci li nga xam ni ñun seetlu nañ ni mooy Covid-19 comme ni mu amee habitude di ko defee ci grands événements nationaux internationaux yi nga xam ni ñor na ko te dana ci taxaw di ci liggéey. ñaareel bi question mooy président de la république woote na pour ñëpp nekk ci gannaawam ànd ak moom xeex jaadu na réew bu nekkee ci guerre askan wi ku ne nga jàpp ci ni nga ci mën a jàppe presse sénégalaise mi ngi ci loolu comme ni ma ko waxee léegi ñi ngi ciy def li ñu ci war a def waaye rôle journaliste warul rek yam ci relayer le discours officiel. Il est bien d'en parler ñu koy wax ni lii la autorité médicale yi wax lii la autorité gouvernementale yi wax waaye presse bi rolam dafa nekk loo xam ni weesu na loolu dañu war a taxaw ci xool ba xam discours officiel bi li ndax méngoo na ak li am sur le terrain war nañu tax aussi aller au-delà mooy jéem a def lu mel ne journalisme d'investigation te loolu aussi seetlu nañ ni vraiment lu néew la ci presse sénégalaise te doon na permettre ñuy xabaar yi ñuy jox askan wi di gën a am solo loolu maillon faible la ci traitement de l'actualité waaye loolu dañu seetlu ni budul woon épidémie Covid-19 bi sax dafa nekk loo xam ni dañu ko xaw a sàggane ci traitement de l'actualité au Sénégal parce que dafa nekk xeetu tasinu xibaar woo xam ni dafay jël temps bu bari dafay jël moyens yu bari te presse sénégalaise daal seetlu nañ ni foofu daf fee xaw a néew doole waaye ci tënk daal ñun rafetlu nañ li nga xam ni noonu la presse sénégalaise taxawee ci épidémie Covid-19 bi depuis nga xam ni commencé na ci Sénégal ak ci àddina bi yëpp. thème ren bi mooy journalisme sans crainte ni complaisance ci wolof mën nañ ko firee tasinu xibaar woo xam ni doo ci am looy ragal te doo ci am parparloo doo ci am péete loolu mën nañ ci am ñaari njàngat bu njëkk bi dafay am lien ak contexte bi nga xam ni moom la ñuy dund nii muy contexte crise sanitaire bi dañu ci am seetlu boo xam ni depuis que jàngoro ji mi ngi law ci àdduna bi da néewal doole taskatu xibaar dafa gën a yokk ci réew yu bare bari seetlu nañ ñi ñuy woo ci police bi dafa gën a bari ñi ñuy dal ci seen kaw di leen fitnaal dafa gën a bari mu nekk appel boo xam ne donc célébration bi daf ñu koy permettre ñu lancer appel pour ñu ñu assurer sécurité ñiy tas xibaar ci àdduna bi yëpp muy ci Sénégal ak muy ci faneen baneen wàll bi muy def tasunu xibaar woo xam ni doo ci am lu mel ne péete dafa nekk lu am solo ñaar yooyu lépp lu ci sooxe rek day am jeexital ci kóolute gi nga xam ni ñuy jëfandikoo xibaar yi nga xam ni ñi ngi leen koy jox ñi ngi danañ ko am ci xabaar yooyu nga xam ni journalistes yi ñi ngi leen mu ngoog crise bee tax ñu jokkoo ak Assane Diagne def ak moom télétravail naata nga dem ci visio bi mu expliquer solos bis bi liberté de la presse moom day tax ñu am possibilité am ay taskatu xibaar yoo xam ne ni daañu liggéey seen liggéey en toute quiétude et moi je pense que c'est vrai que am na ay manquements yu xaw am fii ci Sénégal mais Sénégal yéen tane ngeen journalistes yu bëri ci ay dëkk
effectivement ñi dañ leen di jàpp ñi dañ leen di toroxal ñi dañ leen di tëj mais fii quand même di leen rey sax nag di leen rey sax nag Pape Cheikh ak di leen enlever mi ngi noonu c'est ça lu nekk lu xam naa ni doo seetaan loolu mi ngi noonu donc ni mu ko waxee sànq Assane Diagne sant ko gërëm ko moom moo jiite kon bureau Reporters sans frontières Afrique de l'Ouest maanaam Afrique sow jant ni nga ko leeralee tamit li ñuy dund moo waral ba mu def vidéo bi noonu parce que amoon nañu sañ-sañu dem gën koo yaatal xóotal ko donc fi mu daanelee rek foofu lay commencer Pape Cheikh ndax ren thème bi nga xamante ni tànn nañ ko muy def journalisme sans crainte ni complaisance maanaam crainte nga bañ ci am ragal complaisance tam ay parparloo wala ay yaama neex ay lu ni mel parce que dañoo toll ci jamono joo xamante ni dañoo soxla xañ na peut-être du ma ne sax repenser le journalisme mais aller plus au fond parce que yaa ngi koy wax sànq léegi ñëpp journaliste lañu ba tax na Sénégal gis nga li ñu def ci ay jéego muy code de la presse bi et tout président Macky Sall waa SYNPICS daaw 1er mai 2019 ci la joxe woon kàddoom ne kon dinañ signer décret d'application waaye boobu ba léegi ñu ngi xaar 1er mai nag ren xam nga amul ay remise cahier de doléances ak tout ça donc c'était juste une parenthèse léegi pour dellu si waat ci wàllum liberté de la presse dafa nekk lu am solo surtout ci jamono ji ñu ngi nekk di dund loo xamante ni moo di pandémie bi loolu dëgg la gis nañ tamit benn solidarité autour du chef de l'État nga xamante ni moom moo jiite réew mi ba mu wootee gis nañ ni politiciens yi ñëw nañu journalistes yi tamit dugal nañ seen loxo ci xeex bi et tout mais loolu tamit warta tax ba li nga xamante ni moo di base yi muy fondement muy journaliste li nga xam ne moom moo muy recherche de la vérité muy li nga xamante ni moom moo am mu koy jëbal askan wi loolu warta des ginnaaw maanaam crise sanitaire muy crise sanitaire wala leneen lu mu mënti am ak lu mu mënti metti journaliste liggéeyam daf ko war a def ba mu jeex tàkk c'est ça mi ngi wax wàllum journalisme d'investigation mu nekk loo xam ne tamit tumuranke nañ ko trop Sénégal te buñ ko tumurankee du caagin ne dañ koo bëggul bari na ay journalistes yoo xamante ni dinañ commencer peut-être benn sujet dem mais on manque de moyens bu may wax moyens ce sont les moyens financiers et les moyens humains maanaam ci wàllum nit ak ci koppar gi non seulement on manque de moyens mais dañu nekk ci dëkk sutura dëkku nëbbu donc journaliste bi def investigation pour mu xóotal enquête am souvent dafay metti ci ay dëkk yu mel ni Sénégal ci sama xalaat bu effectivement mais loolu dafa concerner peut-être yenn pans yi parce que dañu am ay réalités socio-religieuses bu dee mën naa koo tuddee noonu xam nga ci wàllum diine xañ na boo bëggee def yenn enquêtes yi xam nga foofu moom boo demee benn instant da ngay taxaw mi ngi noonu da ngay am foo yem mais li may wax ci wàllum humain manque de moyens humains ak financiers yi mooy xam nga boo jëlee benn rédaction damay joxe exemple RFM bu fekkente ni ñun on est 10 dans la rédaction mu am kenn ma joxe exemple comme ci loolu lañ tollu période mbas bi fan yee passé ñu ngi wax wàllum distribution aide alimentaire bi ñu nekk dafa am ay marché yaa ma neex ak bien vrai que xañ na fi ñu toll moo jox sañ-sañ njiitu réew mi muy doxalee nenn ni ñu ngi wax naan am na lu ci nëbbatu xam nga loolu journaliste mën na taxaw def ci ab taxaw seetlu maanaam xóotal mooy journalisme d'investigation mais li tax du ko mën mooy enquête mooy journalisme d'enquête mooy journalisme d'investigation mais li tax du ko mën a def Pape Cheikh mooy bu ñu nekkee 10 ci rédaction bi mënuñoo jël par exemple soxna Naata Mbaye ne ko yow jox nañ la 4 mois wala 5 mois pour nga rek investiguer ci benn sujet déjà dafa laaj xaalis boo waree dem par exemple di nga am ay sources yooyu jokkool te sources yi boo waree jokkoo ak ñoom xaj na dina am fooy dem fekk leen fa loolu am na te teg ci nga toog 4 mois yoo xamante ne yow benn journaliste benn sujet monopolisé la alors que peut-être am na yeneen couverture yoo xam ne war nañ koo mën a def mënuñu def loolu donc dañuy jël xaj na reportage yi ñuy def tous les jours 1 minute 30 yooyu ça va benn fan nga koy def wala yenn 5 minutes yi grand reportage yi donc ça va c'est tout mais journalisme d'investigation dëgg bu ñu ko waree def il faut que ñu am moyen déjà humain ak financier maanaam ñu jël nit ki par exemple bàyyi ko pendant 5 mois wala 1 an pour mu def benn sujet xam nga loolu moom c'est très compliqué je donne l'exemple de la BBC ak la dernière fois scandale pétrole bi xam nga gis nga ñoom dañoo jël ay weer lëmb lañ jël pour def benn sujet rek génn ci parce que journalisme d'investigation nekk na loo xamante ni du li nga bëgg a xam nga xam ko tey il faut ngay def ay recoupement nga mu ngi doon jël sa temps am source yu bëri dem seeti kii dem wax ak kii dem def leneen ak leneen te loolu nag dañ koo tumuranke te journaliste yu bëri di tax tamit duñ ko ñeme mooy problème de sécurité da cee am yaa ngi wax sànq ne ay dañuy enlever ay journalistes di leen faat mi ngi noonu ci atum 2019 bii rek ñu ngi faat 56 journalistes 56 journalistes li ci gën a doy waar ci chiffres yooyu nga xam ne UNESCO jox na ko mooy journalistes yi ñuy faat nekkul ci ay zone de conflit
xam nga avant ay journalistes reporters de guerre ñoom ñoo daan dem ci théâtre yi ñu leen di faat et tout mais li ci gën a garaaw mooy du ci ay réew yoo xamante ni dafa am ay conflit te loolu li koy firndeel mooy sujet yi ñuy gëstu wàllum corruption la ñuy wax surtout ay wàllum mafia bi trafic de drogue et tout ça donc ñu ci bëri ci lañ leen di faat te booy xool sax ci 2019 bi wàññeeku na par rapport ak 2018 parce que 2018 daanaka eggoon nañ sax presque 100 journalistes yi ñu faatoon te parce que lim bi ñu am ci 2019 bi mooy xool ci fukki at yu mujj yi moo gën a néew maanaam journalistes yi xañ na ñu ngi leen di gën di protéger mën nañ koo waxee noonu si